salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu fii ci Ngor Plus tey nag ñu leen di dalal ci seen émission bi lee di entretien plus ñu daal di ñëw fi nga xamante ni moo di ci Yoff ngir daje kuréel gi nga xamante ni ñooy xeex lépp loo xamante ni nag askanu Yoff ñi ngi koy daal di ñaxtu waral nag ñu daal di dalal tey suñu plateau ki nga xamante ni moo di El Hadji Ndiaga Ndoye nekk pour le moment coordinateur bi nga kuréel gi nga xamante ni mooy xeex intérêt bi nga xamante ni waa Yoff ñoo koy daal di ñaxtu monsieur Ndoye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu bu baax soxna si di leen jaajëfal di nuyu waa Ngor Plus bu baax di am contentement bu rëy bi ñëwee teew fii si affaire yu Yoff affaire lébu gi. mu nga ko monsieur Ndoye dañuy daal di door waxtaan wi rek ci li nga xamante ni ana lan moo waral li nga xamante ni moo di bile kuréel lan la ñuy xeex jëmale ko ci askan wi nga xam ne moo di askanu Yoff. jërëjëf soxna si kuréel gi mooy le collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff mooy kuréel boo xam ne. lépp injustice bu am si Yoff wala lépp lu ñuy jéem a fexeel pour ñàkkal ko waay Yoff ñun dinañ si taxaw jàppale waay Yoff jàppale si lébu gi loolu daal mooy mooy affaire kuréel bi xam ne mooy collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff. mu nga ko monsieur Ndiaga comme niñ ko gisee sama ginnaaw li nga xamante ni moo di ab mur ñu fas yéene ko def fi nga xamante ni moo di ci côté place bu Besseyaawo ana lan moo waral rek coow li jëmale ko ci mur bi. waaw nga may ma tuuti ma nuyu waa Yoff di nuyu par commencer le khalife général des Layènes di Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ñaan yàlla vraiment mu yàgg fi te am wér di nuyu aussi l'imam ratim bu Yoff di imam Mouhamed Ndoye di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér di taxaw foofu tuuti muy imam boo xam ne vraiment ku jàppale Yoff la ku jàppale lébu gi la parce que lépp lu ñuy def loo xam ne dafa jëm si biir Yoff imam bi mu ngi si taxaw donc ñun waa collectif bi xam nañ si dara parce que bi ñuy commencé foofu lañ jëkkee si imam bi donc wax ak moom mu xam ne lii kat pour njariñu Yoff la si la ñu ne yéen kañ moom maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen kanam firnaal na que si liñ doon def temps yi xam naa dinañ si ñëw temps yi moom taxaw na si taxawaay bu am solo donc vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax di nuyu autorités yëpp autorités religieuses yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr di nuyu waay Yoff di nuyu ñëpp di remercier aussi suñu membre collectif yëpp ñu ngi leen di remercier bu baax donc bu ma ñëwee si sa question bi jataayu tay bi li ko waral mooy vraiment depuis mercredi matin si leen gis image yi di daw si réseaux sociaux yi si leen ñëwee ñu ootante suñu biir waa collectif bi ne nañ leen dem ñu taxaw vraiment jiima xeex loolu donc on avait pensé à la mairie mais comme dafa jàmpoon te c'est à côté ñu ne nan daw seeti waa centre Besseyaawo c'est ce qu'on a fait ñu ñëw bi ñu ñëwee vraiment laaj responsable yi ñu dalal ñu vraiment un accueil chaleureux waxtaan ak ñoom laaj leen ñu ne leen mur bii lan la fiy def ne leen gis nañ benn ouverture fii te dañ yaakaar ne porte la ñoom ñu ne ñu du porte ñu ne ma en aucun cas benn porte du fi am donc loolu xaw na dal xel tuuti ma ne leen mur bii lan la fiy jariñ ñu ne ma non c'est pour sécurité habitants yi mooy gars yi dëkk fii si kër yi ñu ne leen mais attends bu fekkee da ngeen fiy def mur te amul porte ban sécurité moo fi am loolu après ñu ne non mur bi pour sécurité bi ils ont insisté donc si leen génne bi ñu pare ñu génn après waxtaan suñu biir suñu jeunes yi ñu ngi leen di remercier ñoom Ousseynou Matar ñooñu ñu ne nañ def benn vidéo tas ka si net bi c'est ce qu'ils ont fait vidéo bi nag macha allah dafa jaar fépp monde bi yëpp vraiment on a reçu pas mal d'appels bu wane ne lii injustice la si leen demee après bi ñu rentré tuuti 2 heures après gars yi jeunes yi woo ma ne ma waa maire yi bind nañ fii arrêt maire yi donc c'est bien de toute façon ñu ngi leen si remercier parce que loolu moo ñu si jublu donc bi ñu toogee ba le lendemain ñu gis ne waa Descos ñëw nañ fi muy démb te avant boobu dégg nañ ne waa Descos dinañ fi ñëw donc les responsables yi ne fii si centre Besseyaawo bi woo nañ ñu xamal nañu ne waa Descos ñëw nañ fi à 10 heures muy démb waxtaan nañ waxtaan wu am solo ñu ne leen aussi vraiment bëgg nañ mur yi deñ fi sans délai donc c'est ce qu'ils m'ont dit te effectivement benn mur bi yaakaar naa ne deñ na mur bi nag xaw ma ba léegi lu tax deñul loolu moom vraiment jaaxal nañu lool donc loolu daal moo waral teeyaayu tey bi. yéen bi nga xamante ni gis ngeen li nga xam ne moo di mur bi
est-ce que tamit jël ngeen temps dem laaj ñi nga xamante ni ñoo di waa mairie parce que yaakaar naa ni ab gox boo fay def dara mairie ba war na ko mën a yëg yéen est-ce que dem ngeen waxtaan ak ñoom. dëgg la xamoo dès la sortie bi ñu gisee gars yi ba pare centre BCEAO dañ génn rek ma woo l'agent voyeur Ndiaye Diène c'est moi-même qui l'ai appelé woo naa ko 2 fois de suite mais répondrul rappelé wul xaw ma déglu pourquoi je ne sais pas mais l'essentiel fi may waxee foofu doon naa ko wax temps yële bi ñuy def reportage si mbënd mi waxoon naa ko Ndiaye Diène personnellement ma ne ko gis nga lébu gi Yoff li ñu soxla mooy taxawaayu commune donc lu mu mënti demee bu fekkee ne yéenay maire yéen a res Yoff ku leen mënti woo war ngeen mën a jóg ñëw taxaw parce que nit du la woo si nga doon agent voyeur su ma gis-gis ba pare ñëw nit di la woo te doo jël sa téléphone te doo rappeler loolu man moom personnellement rafetlu ma ko mais si beneen côté bi ñu ngi leen si remercier parce que agir nañ quand même. donc jóg nañ ñëw nañ agir nañ loolu c'est bien mais pour prochaine fois nañ jéem a rappeler parce que comme ni nga ko posé question boobu. lépp lu ñuy def dañuy bëgg ñun déggoo si waa maire yi. loolu daal vraiment mooy li xam ne am na fa. mu ngoog mur bi nga xamante ni nag moo waral coow li est-ce que tamit bu ñu dindiwul li nga xamante ni moo di mur bi di indi jafe-jafe ci askan wi parce que mën naa yegg foo xamante ni day kawe suñu njort ndax xale yi mën nañu génn manifester wu et tout ça affaire yi gën a am ampleur te bu boobaa kenn ñaanu ko yàlla leneen mën na ci juddu. waaw da nga wax lu am solo parce que gis nga y a beaucoup de jeunes qui m'ont appelé. jeunes yi dañ na woon dañuy ñëw daaneel mur bi ñu bari sax. ñun leen non loolu moom vraiment buñ ko defee dañuy tooñ d'ailleurs loolu tax moo tax amuñu woon temps dem si mairie bi ñu gaaw dem seeti waa centre BCEAO donc ba démb rek jeunes yi vraiment ñoom Ousseynou ak yeneenu kuréel yu ne biir Yoff woo nañu mur bi dafa war a deñ donc ñun li ñuy def suñu warigar mooy jim leen calmer te c'est ce que nous sommes en train de faire vraiment ñu ngi calmer les jeunes yooyu parce que am na benn ay kilifa yu ma oo démb aussi ñu ne ma yéen da ngeen may chance gars yi ma nekk si nan noonu mu ne gis nga benn demul woon Yoff yi ñoom ñooy génn daaneel mur bi donc loolu vraiment ñun suñu kuréel du affaire u xeex du affaire u laneen dañ ko bëgg a def professionnellement ji ma dox affaire bi dans les règles de l'art affaire bi sotteex jàmm mais benn agression bëgguñu ko mais nag bu fekkee dafa continuer nii parce que ñu ngi gis mur bi ba léegi là jeunes yi vraiment ils sont prêts ñu agir. mu ngoog léegi bu ñu jógee ci li nga xamante ni moo di jafe-jafe yi nga xamante ni moo indi li nga xam ne moo di mur bi dañuy wax ci li nga xamante ni moo soxal askanu Yoff Ngor ak Wakaam mu di problème mu aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne boobu ba léegi yéen a ngi sàkku ngir ñu jox leen hectares yi nga xamante ni moom la ñu wax loo nag yéen. waaw dëgg la merci jërëjëf si affaire u terre yi moom laay wax xam nga collectif bi doxul pour terre yi aéroport rek yàgg nañ ko wax ñun li ñuy dox mooy pour l'intérêt de Yoff pour défendre les intérêts de Yoff ñun loolu la ñuy dox dafa fekkee ñu tollu woon ci affaire u terre yi te vraiment yaakaar naa ne ñu ngi koy assurer comme il le faut d'ailleurs temps yi sax tenir nañ muy vendredi bële tenir nañ benn conférence de presse je crois que sa naataandoo yi ñu nga fa woon tenir na benn conférence de presse bu am solo sax vraiment dafa raw suñu njort te collectif bi dafa naa loolu la ñu yàlla di fay parce que képp ku fi ne intérêt dëkk bi moo tax nga defi ñun li ñuy dox mooy pour le développement de Yoff injustice ñu jëm ko fi dindi ça fait un peu plus de 8-9 mois ñu ngi dox vraiment seeti nañ ñëpp seeti nañ les comités de gestion li ma doon wax léegi imam ratim bu Yoff lañ jëkkoon seeti vraiment mu dalal ñu waxtaan ñu di ñu conseiller dem seeti aussi le porte-parole des Layènes muy Mamadou Lamine vraiment mu ànd ak ñun seeti aussi ndomb tànke yi ñoom ñëpp et les jeunes les associations ñoom ñëpp seeti nañ leen ba pare ñu doog a tenir la conférence de presse loolu mooy affaire du collectif bi te collectif bi du loolu rek du affaire u terre yi te yaakaar naa ne incha allah affaire yu terre yi bu soobee yàlla dinañ si am ndam lii bi ñu ko gisee dañ ne collectif bi tamit warul seetaan nañ jog xeex lii loolu moo waral suñu teeyaay bi bërkaat démb mercredi ak tey jii di samedi. mu ngoog ci problème mu suuf boobu sax la ñuy des ndaxte comme ñetti gox yi la mu di Yoff Ngor ak Wakaam est-ce que jotul tamit yéen ñetti gox yooyu ngeen boole seen doole mu doon benn ngir xeex bi nga xamante ni moom ngeen di xeex jëmale ko ci wàllu injustice boobu mu mën a aboutir. waaw ñun loolu collectif bi loolu mooy li mu bëgg parce que même suñu réunion yi sax loolu lañ siy wax déjà am na ñu contacter si biir collectif bi ay waa Wakaam ak waa Ngor. parce que dañ ne ñun comme Wakaam def na Ngor def na Yoff aussi def na léegi nan toog xool ndax état bi dina réagir
donc mais nag délai bu gàtt lay doon. parce que ñu ngi siy waxtaan barka démb rek en réunion. bu fekkee ne réagirul ñun liñ bëgg mooy boole Ngor Wakaam Yoff ñu taxawaay bu am solo jiima xeex lii xam ne suñuy maam ñoo ko bàyyi foofu. ñun loolu mooy suñu yitte mais du pour Yoff rek boo déggee si conférence de presse bi sax. ñun liñ siy wax mooy Ngor Wakaam Yoff tudd nañ Ngor tudd Wakaam. parce que ñun waa Yoff yaakaar naa ne ñun ñoo ëmb Wakaam ëmb Ngor donc bu ñuy wax. dañuy jiima wax pour ñëpp bien que ne ñun ñoo leen ëmb. loolu la yàlla def mais nag dañuy wax pour jiima ëmb lépp pour jiima ëmb ñëpp muy Ngor Wakaam suñu biir wax yëpp Ngor Wakaam Yoff la mais dañuy xeex d'abord pour Yoff. bu ñu réagirul nag ñun ñëpp ñu ànd Ngor Wakaam Yoff parce que Ngor mu ngi xeex Wakaam mu ngi xeex Yoff mu ngi xeex bu état réagirul ñun ñu ànd def benn affaire bu mag et puis jéem a am résultat bu positif. waaw mi ngi doon ci ànd boobu nag jamono ji la war a gën a am ànd boobu ndaxte ni ki sànq rek ñoom waa Wakaam itam fasal yéene nañu def ab marche pacifique boo xamante ne ni ki le 2 bi ñuy dëgmal dinañu ko def loolu est-ce que warul woon ci yéen ñetti collectif yëpp ngeen boole seen doole état xam ne kat ñii nii pare nañu ngir li nga xamante ni moo di injustice bi nga xamante ni moom la ñuy xeex ñu dindi ko foofu parce que nag ku ne xam na ni population bu Ngor Wakaam Yoff dañu surpeuplé donc mën nañ ni terre boobu ñoom ñoo ci gën a mën yeyoo donc ngir xeex bi gën a am solo ndaxte dañ ni booloo mooy doole est-ce que tamit boobu marche jotul yéen ñëpp ngeen boolee seen doole mu doon benn mu bañ a am xàjj ak seen Ngor def Wakaam def Yoff def. mooy li ma wax léegi xam nga si biir wax maa ngi lay wax ne Yoff moo ëmb Ngor Wakaam. te ñun suñu biir wax bu ñuy wax boo dégluwaatee conférence de presse bi waxuñu lu pour Yoff rek. tudd nañ fa Ngor tudd fa Wakaam am na sax suñuy intervenant yoo xam ne dem nañ ba wax xaw ma tant d'hectares si Ngor te population bi dañ surpeuplé ñu ngi koy wax si biir conférence de presse bi donc waa Wakaam li ñu décidé le 2 maa ngi koy doog a yëg nii maa ngi koy doog a yëg si yow normalement ce qu'il devrait faire mooy contacter waa Ngor ñu ànd ñun ñëpp def ko parce que ni nga ko waxee noonu bu fekkee ku nekk dafa bëgg ñëw beru là vraiment mooy li ñuy wax rek parce que tamit nguur dañ waxante dëgg bu fekkee dañ bëgg am ndam dañuy diviser les lébu te loolu c'est ce qu'on doit éviter loolu dañ si war a taxaw lu bari tant que ñun ñu ngi doon un bloc yaakaar naa ne luñ sumba daan ko donc Wakaam normalement waroon nañ contacter collectif bi contacter waa Yoff contacter waa Ngor. non waa Ngor ñoo koy def. waa Ngor ñoo koy def je croyais que waa Wakaam donc waa Ngor ñi koy def normalement waroon nañ contacter waa Wakaam contacter waa Yoff ñun ñëpp ñu ànd def marche bi loolu moo doon gën parce que ñun waa collectif bi maa ngi la koy wax léegi décider nañ gis waa Ngor décider aussi gis waa Wakaam pour ñu ànd def un bloc pour taxawal lébu yi. mu ngoog dañ lay bàyyi rek nga joxe sa mot de la fin comme ça ñu mën a jox kàddu gi ñeneen ñoo xamante ni dinañu joxe seen xalaat ci mbir moomu. waaw jërëjëf soxna li may commencer mooy d'abord remercier Ngor Plus vraiment maa ngi leen di remercier bu baax parce que bi ngeen déggee affaire bi. xam naa dafa jàll ci réseaux sociaux yi mooy li ñu def mercredi ngeen gis ko ba pare jël contact ak ñun ñëw vraiment pour def reportage bi loolu dafa wane ne yéen new leen fi seen bopp donc dañ fi newal pour surtout lébu gi man loolu laa gis peut-être c'est à titre personnel mais man loolu laa gis ne yéen loolu ngeen a dox parce que bu leen neexoon ngeen toog ñëw def seen reportage bopp mais da ngeen contacter le collectif ñëw parce que gis ngeen ne ñoom collectif bi ñoom ñoo dugal loolu ci réseaux sociaux yi ngeen ñëw contacter ñu pour ñu def reportage bi loolu vraiment bëgg sa dëkk la bëggal lébu gi la loolu ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax waa Ngor Plus di wax ne vraiment mur bi li ñu ëppal njariñ mooy mur bi dama xamul lu tax mooy sumay dernier mot ci la bokk je ne sais pas pourquoi ñu bàyyi ju dindi parti bële bàyyi parti bii donc loolu lii dafa war a deñ lii moom en aucun cas autorité yi bu ñu déggee nañ ci taxaw waa Descos comme def nañ arrêt donc waxtaan naa responsable yi jox nañ leen sans délai pour ñu dindi ko dindi nañ benn parti bi nañ bi dindi beneen deuxième partie bi di wax aussi ci turu collectif bi di nuyu waa collectif bi yëpp di nuyu waa Yoff di waxaat rek ne waa Yoff ñun collectif bi vraiment collectif yu Yoff la du collectif fu Massamba du collectif fu Fatou donc dañuy oowaat ñëpp ñu ñëw jàpp ci amuñu fi benn intérêt personnel c'est un intérêt commun mooy intérêt Yoff donc loolu laay faral di wax toujours ku ñëw tey ak ku ñëw démb benn la donc d'ailleurs mu ngi nii sax structuré guñu ko donc maa ngi la koy expliquer sànq donc loolu vraiment dañ si oowaat waa Yoff gi yëpp ñu ñëw jàpp si pour le développement de Yoff di leen remercier ci noonu sax dañuy daal di dem régie ñu dégtal ñu élément bi nga xamante ni defoon nañ ko ak ñoom
waaw vraiment ginnaaw bi ma leen remercier ci seen teewaay fii di wax ne lii vraiment dafa nekk loo xamante ni demande sociale la parce que depuis bi fi miir bi nekkee ba léegi dañ gis ne Yoff gépp lii la ñuy waxtaane bon donc nag ñu toll ci moment boo xamante ni il faut que ñun ñëpp ñu organiser wu pour xool li nga xamante ni moom mooy intérêt dëkk bi te jàpp nañ ne dafa bokk ci intérêt dëkk bi ñun ñi mën a am liberté am ay espace yoo xamante ni dinañ fa mën a épanouir yoo xamante ni espace public lay doon donc te fii aussi jàpp nañ ne bokk na ci loolu donc impression boobu daal am naa ko ci miir bi ñu fiy def. c'est miir bi waaw barka dema ñëw naan fi ak samay rakk yi ñu lii jaaduwul su dëkk bi mel ni Yoff léegi injustice bi mooy que ne kii yaa leneen dañ ne rek da nga gis ñi xale yi di féexlu fii quoi te ñun tollaguñu fi mu nekk nii Yoff dafa màgg léegi te puis di fermer nit ñi moo xewatul léegi quoi ni bàyyi ñi libre quoi ay ferme de privé yooyu amatul ku nekk na def sa kër fermé mais fi espace public yi c'est pour le public. merci man en tant que jeune nekk Yoff bokk ci ñi nga xam ne dañuy défendre li nga xam ne ay injustice la ci Yoff bi ma ko gisee dañu wootante ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy def bi ñu ko defee ñu def suñu ay publication def suñu ay vidéo ñëw sur le terrain waxtaan ak ñoom ne leen lan moo tax ngeen di def lii ñoom ñu ne ñoom kat miir bi dañu jékki saari gis ko te man en tant que jeune ma jàpp ne lieu public soo demee ba koy def man dama jàpp ne war nga mën am autorisation ndaxte sa kër sax pour man soo koy tabax war nga mën am autorisation pour def ko man daal loolu moo ma gën a xaw a jaaxal ci affaire miir bi. waaw xanaa di ko ñaawlu dans la mesure où gis nga nit su fekkente ne donc dafa am ay institutions yu fi nekk ak ay droits ak ay textes et règlements yoo xam dafa nekk ci dëkk bi dañ ko respecté waaw BCEAO moomuñu Yoff BCEAO ñun dañu dëkk ak moom mais moomul Yoff waaw suñu dëkkandoo lañ nag mais en fait li ñu bëgg a def nii te ngeen gis ko nii donc lu ñaaw la parce que ñoom ñu ngi wax ay problème de sécurité waaw problème de sécurité xanaa kon ñeneen ñi am kër fii kon amuñu sécurité donc loolu lu ñaaw la parce que dañu bëgg d'après ñun information yi ñu jot dañu bëgg seen bâtiment yi la ngay gis na rek sama ginnaaw donc ñëw ba ci tali bi moo tax léegi bi ñu leen joxee sommation bi ñu ne léegi dañuy démolir benn partie bi léegi ñu bàyyi beneen partie bi nga xam ne ñoom ñoo ko moom nee nañ te lii domaine public la moomuñu ko bon collectif bi nag actuellement nii ñu ngi ci seen rôle ñu ngi def le maximum pour que li nga xam ne mooy injustice bi ñu teg nit ñi parce que booy seet fii yoonu sax plage BCEAO la te plage BCEAO elle fait partie des plages les plus fréquentées de Dakar c'est moi-même man miy wax ak yow c'est moi qui gère la sécurisation des plages au niveau national donc ñii du problème bi rek la ñuy soog a am ak ñoom man mi mësoon nañ ma woo pour déverser eaux usées yi ci plage BCEAO bi muy plage publique plage boo xam ne askan wi ku ci nekk am nga sañ-sañ ak ànd ak sa njaboot ñëw yendu fi féexlu ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy waa Yoff gagné di ci gagné aussi seen vie mais BCEAO ne ak dee ñoom duñ dëkk ak ñoom kon du lii du première fois du premier combat bi yàgg na xëy na kay dañoo dem ba ëppal nag ba ne dañuy tëj mais ñun duñ ko mayee moment boobu ñu ne dañuy déverser eaux usées yi pour tëj plage bi ñun dañoo lànk dañoo bañ léegi li ñu mujjee def mooy dañu rabattre vers ci mairie bi ne comme que jeunes yi bañ nañu dégg ñu rabattre vers mairie bi comme que ñoom ñooy autorités yi mais aussi mairie bi ñëwee dégg nañ leen wax ñun dañ leen tegal lu leer plage bi kenn du ko yàq plage publique la kenn du ko yàq te nit ñi am nañ sañ-sañ dem di ñëw en sécurité donc loolu lañ ne tey vraiment bëggoon nañ ko sànni comme kaddu di alerter aussi encore une fois jeunes Yoff yi ñu jóg jàpp ci combat bi parce que BCEAO dafa mel ni que ñoom dañu bëgg a def lu ñu naan jaay doole te jaay doole ñun duñ leen ko may parce que ñun ay lébu la ñu lébu du dellu ginnaaw de. ñu gisoon waa BCEAO ñu ngi def benn mur ne dañuy tëj parking bi fi xam ne dañ fiy jàllee pour dem plage te loolu bu ñu ko defoon tey dafay indi xat-xat fii day xat te léegi espace amatul fii gis ngeen été bi chaque fois nit ñi dañ fiy bari
te fii buñ ko xasee ba tëj ko ça veut dire mooy privilégié nañ ko seen bopp ñun amatuñu ci accès ñun doomu Yoff te Yoff moom Yoff ñoom dañ fi dëkk am fi seen wàll am fi wàllu keneen léegi buñ jëlee mur bi fatt ko dafay xat léegi ñun ñu def alerte pour ñu toj mur bi léegi affaire bi nag c'est résolu nee nañ dañ koy toj ñun tamit ñu ngi koy rafetlu bu baax man ak samay naataangoo yi ma bokkal groupe bi. mu ngoog mu nekkoon élément bi nga xamante ni ñii di collectif bu Yoff amaloon nañu ko ci noonu nag la ñuy daal di tàggoo ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni moo di entretien plus tey nag ñu amaloon ko fi nga xamante ni moo di ci Yoff ginnaaw ñoom nag kuréel gi li ñuy xeex mu di injustice jëmale ko ci askanu Yoff waaye itam ñoom seenub xeex yemale wuñ ko tamit ci Yoff kese ñi ngi koy wax ci Ngor ak it Wakaam waral nag ñuy daal di woo autorité yi ngir li nga xamante ni moo di mur bi sama ginnaaw ñu daal di koy dindi ndaxte ñoom loolu rek duñu ko seetaan ba tax na ñoom itam ñi ngi sàkku ci nguur gi itam mu xoolaat doxalinam jëmale ko ci li nga xamante ni moo di injustice bi am wax nañu ñoom tamit ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu terre bi le muy problème mu suuf bi dox ci diggante ñetti gox yooyu le daal dinañ ci itam yëy yaab bi bëgg rek ñu daal di leen jox li nga xamante ni moo di seen àq ak seen yelleef mu nekkoon seen émission entretien plus fii ci Ngor plus ñu leen di jox dig daje beneen entretien plus ak beneen gan